bu mu neex amul benn autorité bu mu neex mais nag aussi am na yenn moment yoo xam ne aussi soo gisee daay guy ñëw tàkk di ñëw ñu nekk ñu liggéey si tool yi kii waa eaux et forêt dinañ ko wax parfois dinañ obligé jël ay pare-feu parce que soo gisee luy ñëw di màmm di ñëw il faut nga wut ay moyens de protection suñu xoolee kaawu Louga bi c'est un cas exceptionnel yéen ñu jógee Dakar daf naa jarul lu si kii cas bu exceptionnel la tout à l'heure am na imam wax na ko mbir mi bu muy tàmbali lépp lu ñu doon wax ci Louga mooy lan yaakaar nañ ne nan xool moodu moodu yi ñëw nan xool moodu moodu yi ñëw Louga on a anticipé am na des jours yoo xam ne yàlla moo tiim am na jours yoo xam ne parfois doo nelaw moo tax il faut profiter de l'occasion remercier féliciter le personnel de santé docteur ba y a des jours yoo xam ne moom xam ne du nelaw man du ma nelaw parce que situation bi luy ñëw mel ni nag bu màmb walla fas bu màmb di ñëw parfois il faut nga xool noo ko téye dañu yaakaar noonu ne visiteurs yi ñu émigré yi noo fi indi kii bi ñu bari loolu la doon wax lu bari liggéey nañ ci xool nan lañ leen di suivre jarul ay coow yu bari mais bu cas bi amee gis nañu Louga progression bi nu mu fi progressé presque au Sénégal est-ce que am na fenn fu mu progressé noonu yéen waa ko ça surpris tout le monde fu mu génnee nanu xool fu mu génnee ak fan la waroon mën a développer woo rapidement au niveau du marché c'est que am na yenn moment nit ki dina jël kii mais décision suñu koy jël aussi am na moment yoo xam ne yow dong yaay wéet sa digganteeg sa borom il faut nga jël ko soo ko jëlulee aussi ëllëg soo bàyyee ba mbir mi lakk dugg ci dëkk bi mën na demee neneen et pour marché yi ma profiter rappeler ne marché hebdomadaire yi luuma yi tëj nañ leen bu yàgg mais Louga tëjunu marché désencombrement soo xoolee nit ñi mun doon dajaloo ci marché police ak marché central tey suñu ko dafulee suñu désencombré wu loon mbir mi mënoon na gën a sori dañuy sant borom bi ba tey suñu xoolee tey Louga amul benn kii tey ak démb yëpp dañuy sant borom bi yaakaar nañ ne yàlla dina saafara mbir mi mais sooy gàttandu am na moment yoo xam ne di nga jël des décisions yoo xam ne préfet amul benn intérêt le président de la république ci boppam amul benn intérêt pour ñu mettital kenn mais soo toogee beneen naa tëj jàkk yi naa tëj jumaa yi naa tëj université yi naa tëj école yi soo gisee loo xam ne aussi war na mën a yokk mbir mi il faut que nga anticiper anticipation boobu tey waa marché même ku nu dindi sa place dindi sa cantine terewul leen nu dem jaay nee nañ leen dem leen jaayee ji kii stade Matel de président bërki démb lu mu wax lu leer la nee na mbir mi su fekkee nii nu sabab yi nu jël di xeex jéem a respecté wu nu couvre-feu respecté wu nu kii ak cas communautaire yi commencé bari su dara desul lu mu dem ci confinement su fekkee moo fa sës dina ko def parce que aussi am na yenn moment tey am na dëkk yoo xam ne dañu leen tëj rab kenn du génn mais Sénégal c'est ça donc lu mu mën doon mbir mi am na yenn moment nañuy jël nos responsabilités kenn bëggul yàqal kenn mais soo ko dafulee su ëllëgee su tàkkee ñëpp lay yóbbu balaa loolu di am na moo tax pour marché bi nu ngi leen di massawu mais aussi tey suñu ko doon recommencer waat dinaa ko def parce que intérêt population intérêt dëkk bi yëpp mooy loolu suñu génnee sii nag ñu xool nan la avec maire bi xool nan lañ koy régler mais dëkk il faut ñu am organisation mais marché boo xam ne soo duggee mën nga def 1 heure de temps ci biir marché bi yenn yoon yi sax même su fekkee da nga duggoo oto jarul ngay kii bi yëpp nga retourner parce que doo jàll kaw tali du jaayukaay ñi nu génne ñëpp ci kaw trottoir bi la nekkoon wala lal ci kaw tali bi looloo tax ñu génnee leen ñu xam ne du suñu coobaree lu nu neex nii mais il faut ñu def ko pour gàttandu feebar bi loolu parenthèse la boo xam ne il faut ñu wax ko réseau bi ay nit dafay jaay téléphone mais bu ñu xoolee dajaloo bu ñu fay dajaloo foofu décision ferme dañ ko tëj suñu toogee beneen transport yi aussi oto bu daan yeb ñaar fukki nit fukk ngay yeb ku daan yeb juróom benn léegi ñett ngay mën a yeb ba ci charrette yeeg kii du loo xam ne suñu lu nu neex la nii rek ay recommandation yoo xam ne heure bu ñu koy jël
waa këru santé ñuy liggéey si wàllu wér-gu-yaram ñoom ñëpp dañuy joxe seeni xalaat et même décision yi Louga balaa ñu koy jël toog nañ si waxtaan si xool ne lii mënut a ñàkk il faut nu def ko et même waa marché yi ñoom seeni délégué ñoom ñëpp waxtaanoon ak ñëpp mais y a des moments il faut nu jël suñu responsabilité parce que soo ko defulee su ëllëgee toog naan su ma yëgoon loolu moom vraiment il faut nu moytu ko moo tax lii nu def tey tamit leen dong mooy sabab bi fexe ba population yi parce que xale yuy nekk ci mbedd mi par exemple su couvre-feu jotee guddi gi di taxanteeg alkaati yi ñàkk xam la ñàkk xam ak ñàkk yar parce que dañ siy daa xam ci kër lay dugg mais borom kër gu nekk su fekkee su heure ba jotee nga tëj sa kër yaa xëy su xale yi suñ leen yaree yar boobu il faut aussi nu xoolaat suñu bopp ku si nekk na ko xoolaat sa njaboot am na lu ko fi wax ne couvre-feu bi indi na lu bari mais fii Louga ñoom ñi sama adjoint xam na sa gestion autorisation yi toujours 23 heures duñu ko passé même ay sabar ak seen ndumbaay yooyu ñu daan def yëpp daaw nu ko passé mais ce qui est dama parfois kilifa mooy ñëw di la ñaanal na dimbali ma pour sama njaboot mais masuma fi joxe autorisation bu weesu 23 heures 11 heures masuma ko joxe ay jàng ay cant yooyu amul problème on laisse passer mais ay sabar ak ay yooyu masuma fi joxe autorisation bu weesu 23 heures texte bi loolu la nu may mais parfois kuy ñëw di la ñaan nag bu ñu si gis kilifa bu ñëw ñaan la parfois yow sa bopp sax da ngay rus et lu bëri nag dama koy jigéen ñaa ñi toog lu bëri ay góor yi ñëw di laaj ñaan pour ay sabar loolu pour wane ne vraiment war nañu delloo si waat suñu xel xool loo xam ne mooy jëmale Louga kanam Louga yàlla may nañu chance lu fi am bëri na ay dëkk Sénégal soo fa demee soo xoolee lu yàlla may Louga mayu leen ko comme yàlla may nañu loolu vraiment nañ fexe ba sauvegarder ko et aussi man sama buntu wax naa leen ko du ma leen ko tëjal mukk du ma ko tëjal benn citoyen xëy na période coronavirus bi sax lay ñëw préfecture soo ñëwee nu xool kuy dugg ak yooyu pour wàññi duggaat mais su dul période bi heure bu nit ñëwee amul citoyen Lougatois bu mas a ñëw soo ñëwul fekk ma jàpp même au ma jour audience ku ñëw soxla nga préfet je dis que nit ñi lu koy yëkkati c'est parce que dafa am soxla su amuloon soxla du ñëw préfecture su ñëwee lépp lu nu am ci suñu temps dinañ ko jox moo tax vraiment maa ngi leen di gërëm di leen massawu ci déplacement bi parce que koo déplacé rek am na loo yàq ci programme am mais nu xam ne combat bi noo ko bokk et gis nañu taxawaay bi ngeen taxaw dès le début et xam naa ne am nañu yaakaar ne Louga dina ci am ndam de ndam boobu Louga di am aussi ñaan yàlla Sénégal ak pays ci monde bi yëpp nan ñaan yàlla vraiment yàlla génnee fi lii ba économie bi nit ñi mën a liggéey carrément parce que ku ci nekk namm nga fi mu ne dugg ci jàkka yi namm nga dugg ci jumaa yi àjjuma fu mu jotee fu 14 heures lay jot ku ci nekk sa xel a ngi ci julli jumaa mais situation bi moo ko waral moo tax daal ñuy continuer ñaan bi seen kàddu population lougatoise bëgg nañ ko Cheikh Fall encore di remercier la presse su may remercier la presse Cheikh laay njëkk commencé parce que ak ñoom waa Carrefour ak ñoom ñëpp parce que ñoom ñëpp aussi bu mbir mi démarré ba léegi koo si wax mu ne la lépp loo leen di def man dinaa ñëw jël ko dërëm fayuñu ko fayuñu si kenn dërëm de engagement boobu lañu soxla lañu laaj si dëkk bi président engagement boobu la soxla si ñëpp de xam naa ne engagement boobu mu ngi si yenn incha allah loolu daal moo doon kàddu yi gàtt yi di remercier ñëpp di leen baalu ak encore une fois et nu bañ a fàtte ñaan yi rek balaa may tëj aussi il faut que aussi comme dañ ko bi woon ñaan bàyyal nañ ko tëjeeg ñaan waaw bismillah